waaw il faut ñu xeex rek yëfu tribunal la quoi il faut ñu def ay pétition defal ko ay lettres comme ñu def ci ñëpp. ok mon frère. bind pour wax. wax Médina ne du moom. baax quoi. ñoo leen léegi ñu def benn briefing ci li nga xam ne moom moo xew ak Ousmane Tounkara. la ñu soxla quoi. ñu def benn briefing léegi ñu expliqué leen lan moo xew. you know. waaw léegi. I'm gonna call you back soon, okay? voilà léegi nag il faut ñu bind ay lettres yu bëri pour ñëpp ku nekk li nga xam ci moom nga kii ko quoi pour jox ko indil ko ci jëj le 27 avril bi mooy. yesaay gars yi pare ngeen ah. ñu expliqué leen lan moo xam ne moo xew actuellement parce que ñu ngi nii ici au tribunal de New York immigration. you know Ousmane Tounkara gis na juge bi ba pare. salon bu na gaa ñi dugg si ñu wax leen ñu expliqué leen lan moo xew. lan la avocat bi wax parce que li ñuy wax rek on a une tristesse c'est triste te li ñu gën a triste la mais bu ñu demee ba kilifa toog di wax dëgg c'est ça le problème ñun loolu moo ñu métti bu ñu demee ba ki nga xam ne moo ñu war a défendre ki nga war a xam ne moo ñu war a dimbali you know mooy toog di wax lu dul dëgg ça veut dire que y a un problème you know ki war a protéger sa réew ki war a protéger sa ressortissant ñooy wax lu dul dëgg di ko saraxe donc y a un problème alors que nul n'est à l'abri you know yeah ok lan moo xew tey moo nekk tey le 30 mars def nañu teel nañoo ñëw fii tey ci procès Ousmane Tounkara bi mais bi ñu ñëwee nit ñi teel nañoo ñëw ñëpp indi ay ndékki sol seeni t-shirt gis ngeen Free Ousmane pour wane ni ñu ngi koy supporter wane ni Ousmane du terroriste ndax terroriste du am mbooloo mu mel nii terroriste kenn du ko supporter nii so macha allah li ñu mën a wax mooy lawyer bi ñëw na teel na ñëw dugg na ci biir gis na juge bi gis na Ousmane Tounkara waxtaan nañoo ak juge bi mais li ñu waxtaan mooy finalement l'état américain dañu décider yóbbu Ousmane Tounkara au Sénégal mais comme fii dëkku de droit la dañ ne ok li ñu mën a def mooy dinañ ko may enough time dinañ ko may temps mu prouver que ni buñ ko terroriste buñ ko jiiñ du dëgg ñëpp xam nañ ko deuxièmement ñu mu wane ni bu nekk demee Sénégal il sera en danger ñaar yooyu la mais jëloon nañ seen décision ba pare mais fii comme dëkk droit la ñu ne ko dinañ la may temps boobu nga prouver ko te incha allahu rabbi ci kàttanu suñu borom ñëpp xam nañ ni Ousmane du terroriste luñ ko mënti waxal nag ñëpp xam nañ ni du terroriste terroriste da ngay bokk Al-Qaïda war nga bokk les Maï war nga bokk ci les talibans war nga nekk ñiy financé ci les mouvements islamistes mais ñëpp xam nañ loolu léegi nag li ñu mën a wax ci lii mooy li tax ñu ciy sonn ni mooy ñun ñëpp on est en sursis parce que bés boo waxee loo xam ni dëppoowul ak sa jiitum réew mu accusé la de terroriste kon ni ñu ko defee woon Assane Diouf donc y a un problème ndax ñëpp xam nañ ni Assane Diouf du terroriste loolu leer na donc quel est le problème ba sunu njiit yi du ñu wax dëgg yéen joxoo leen ñu lekk joxoo leen ñu naan dimbale woo leen ñu ci dara ba tey ñun ñu débrouiller ba génn dem à l'immigration di fa dund di jëriñ suñuy famille tey bés ñëw ñu taxaw de d'accord wuñu ak yéen amoo leen dara loolu leen ñu mën a accuser mooy di saraxe Sénégal parce que nga accusé de Sankara Mbaye de terroriste mooy yaa ngi saraxe Sénégal terrorisme foo ko déggee ci réew yu mag yi mooy flag boole leen la ci liste rouge première fois bi ñu koy def Assane Diouf ki fi njëkkoon nekk mooy ambassadeur du Sénégal muy Babacar Diagne américains yi dañ ko dàq ndax dañ ne loolu ñu ko accusé Assane Diouf du dëgg ñu tëbal ko deuxième fois bi mooy bii te xam nañ ñu du dëgg donc ils sont en train de jouer avec le feu ci li leen neex li tax sénégalais yi waruñu d'accord ci loolu mooy nguur gi fi nekk dafay jóge ñoom tekki nañu seen i doom tekki nañu seen i jabar tekki nañu soxlawuñu Amérique soxlawuñu la France mais ñun baadoolee yi nga xam ne ñoo soxla la France wala les États-Unis waruñu nangu ñoom ñu ñuy xañ fi suñu wërsëg nekk gis nga mbir mi même boo d'accord ak Ousmane Tounkara na gars yi wax dëgg mën nañ bañ a d'accord mën nañ et que c'est normal le charme de la démocratie c'est la contradiction ñun nangu nañu loolu nangu nañu ñu bañ a d'accord c'est normal you know mais ñi ngi foowee loo xam ne suba dinañu yéen seen doom yi wala yéen di ngeen bëgg a tukki loolu dina leen affecté parce que bu ñu nee diw terroriste la ba américain flag Sénégal ba américain yi am benn bët bu ñuy xoolee
kan moo koy yëg baadoole yi ñoom njiit yi duñ ko yëg ñoom politiciens yi duñ ko yëg parce que seen doom yi ak seen jabar yi seen waa kër namuñu Amérique mais ñun ñi namm Amérique waruñoo seetaan loolu ba ñuy jël di foowee ci li nga xam ne foofu la suñu teraanga nekk. deuxièmement léegi xamoon nañuy def nañ dem sama snap fa laay yeggalee li nga xam ne moo def ci live bi. yeah it's sad it's really sad. ay ok mais Sezi photo loo ma ko. ok may leen ñu tuuti rek may leen mu tuuti. buri bi oto yi jàll. yeah non c'est dommage. man maa yor rajo association bi. ay mële mais. Père Malay lan nga wax ci mbir mi. mais comme ni ma koy waxee saa su nekk rek xam nga mënumaa gëm yow nga nekk bitim réew. sa gouvernement war laa protéger di la indi problème loolu réewu Sénégal rek la am. te bu nu paree ci Ousmane Tounkara dinañ ñëw ci keneen loolu nag moo war a arrêter totalement. te nag consul général vraiment amul benn sénégalais bu nekk fii dégg audio bu Ousmane Tounkara def te merewoo ko parce que consul ñun la nekkaloon fii. di liggéeyandoo ak ñun nekk moodu comme ñun. le président Macky Sall ñëw fi ñu fekk ko Washington xamal ko ni ko consul yi ñuy jox tànnal ñu ko nekk fii moo nu gënal mais loolu rek daf ko war a bàyyi xel consul ñun ñoo ko laaj. wallahi lazim parce que ñoo dem ba Washington président Macky Sall bi Ablaye Wade jeexalee mu toog ba boobu consul bi fa Ablaye Wade bàyyi moo fi nekk ñu ni ko bu nu sañoon bala nga ñu jox consul tànnal ñu ko nekk fii consul taximan la woon yoloo kab la yor comme ñun fii daan liggéey kooku saa yi bu nu la tànnee war nga bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñoo la tànn. ñoo la fal loolu nag daf ci waroon a góorgóorlu bu baax ba lu mel ni waru ci woon a inculpé. mais consul lan moo ko dugal ci lii. xëy na bañ a ñàkk place am mais ñàkk place ñàkk àllaaxira ko gën a garaaw parce que kii mbokkam la. te mbokk suñu borom moo ni jokk ko boo ko jokkee yàlla jokk la. mais moom fi mu toll goro la ci Ousmane Tounkara. parce que jabaru Ousmane Tounkara ak consul ñoo bokk benn papa. gouvernement 3 ans ci des mu jeex. mais bàmmeel day yàgg. te mbokk dañ koy jokk. tey jii doomu Ousmane Tounkara waroon na dem takk ji doomu consul muy doomu ñu yaay ak doomu bàjjan sa jabar ak consul ñoo bokk benn baay kooku waru ci woon a impliqué benn yoon yow nga dem ba xam situation nit ki. jiñ ko terroriste comme ni ñu def Assane Diouf loolu moo war a jeex totalement mooy wax ni vraiment lii métti na ñëpp jël kurus ñaan Ousmane daal bu delloo Sénégal loolu dina doon defetu sénégalais yi nekk fi yëpp. secrétaire général. waaw lan yaa ngi live Instagram ni. ñoo ngi ci kanam de gisoo ñu ngi ci live bi. Sankara Mbaye la ñu ngi ci live bi. ñu c'est ça. waaw comme ni ko Sankara Mbaye waxee ma lay waxee ko noonu. Malay bi doon wax léegi moom mooy gérer la rajo de Laza fii aux États-Unis la rajo passe tous les mardis de 10h à 1h du matin comme nag sénégalais ñëpp jotewuñ fi loolu laa doon wax Sankara Mbaye léegi moom il est obligé tey mu dugg si rajo bi parce que des fois dafay baax ñu am ay voix discordantes ñu déglu yeneen nit yoo xamante ne ay porteurs de voix lañ ñoo xam ne ñu ci réseaux sociaux yi parce que ñun li ñuy def nii on le fait pour Ousmane Tounkara mais dañ ko def pour suñu bopp par exemple tey bu ñu defee émission Sankara dugg keneen ku nekk Las Vegas dugg ku mel ni Bouli Galissa keneen ku nekk par exemple Californie dugg sénégalais dañu xam ne la lutte là elle est sérieuse li ma doon wax léegi laay waxaat rek sénégalais yi mënuñu fexe muy gouvernement muy consul muy ambassadeur mënuñu fexe ba moodu amul poids au Sénégal parce que li formel mooy danañ dugal lu ëpp 1000 millions de francs CFA par an loolu mooy li officiel maanaam li nga xam ne day jaar ci canaux yi nga xamante ne dañ lay dagg taxe ñu gis kuy envoyé gis kuy recevoir mais li nga xam ne day dugg par exemple underground li nga xam ne leerul on the table suñu ko ci boolee maanaam mën na day nekk milliard ak xaaj kon Sénégal war nañu jox respect te am na benn affaire bu Sankara wax léegi ñun suñu papa du ministre suñu yaay du fonctionnaire amuñu par exemple benn attache boo xamante ne suñu toogee Sénégal dinañ dund kon nag duñ ñu bàyyi ñun ñi nga xam ne dañoo génn immigré te immigré boo xam ne yaa ngi dundal Sénégal di dundal sa njaboot di dundal keneen ak keneen waroon na Penda Ba ci boppam moom laay war dëgg nag du ma saaga damay faral di saaga mais Penda Ba ci boppam moom la ñuy wër da nga koy defantee jigéen yi Penda Ba you have to be out we need you racist as all bitch waaw kooku mooy code c'est une battante comme ni ñu ko waxee ci Ousmane Tounkara and waaye il faut sénégalais xam ne nous tous nous sommes en sursis man sama wax du changé li may wax ci rajo yi loolu laay wax ci rencontre yi loolu laay wax ci marché yi loolu laay wax fépp problème bi il faut mu jeex pour de bon mënuñu nekk di tëdd di nelaw war a yeewu di liggéey di jàpp na ñun ay terroristes lañ suñu demee ba mënuñu am liggéey suñu demee ba ñu traqué parce que dañu ne sénégalais ay terroristes lañ mais y a problème nit
mën nga ko accuser sax nga ne dañ koy yar ñu tëj ko benn 1 mois 2 mois mu purger ko fi mu mais jeex. terroriste da lay topp. mais soo nee nit terroriste la mais waxuma moom mi topp mais en tant que sénégalais dès l'instant que benn sénégalais état am nee na ko terroriste la rek. c'est fini ñun ñëpp ñu ngi traqué. ko xam rek ñun ñëpp ñu ngi traqué. te man personnellement dama koy wax nee naa leen su nekkoon dañuy traqué son téléphone mais man j'ai eu à parler avec Ousmane Tounkara même pas une semaine avant ñu koy arrêté. am na ñoo xam ne dañ naan la 2 jours wax nañ ñi naan la démb wax nañ kooku nit ku baax la lu tax ñu si sonn ñun bokkuñu benn bord politique moom c'est un sénégalais yoo xam ne un membre actif de l'ASA. donc di def li nga xam ne loolu la war a def di indi par exemple ay affaires yu bëri biir ASA kon il faut ñun ñu wax li ñu war a wax te nag il faut sénégalais xam ne waxuñu lépp de en tant que structure ñun jot nañ bon du ma ne menace mais jot nañ ay appel from Sénégal pour di ñu wax ne ASA war leen jàppale Ousmane Tounkara ñu ne leen ñun fii lañ affilié ñu sommes une structure apolitique. suñu amee suñu benn membre boo xam ne il a cotisé de all year comme membre à part entière nekk un membre actif mais on a le droit de le soutenir. L'association des Sénégalais d'Amérique la ñu wax pas des Sénégalais du Sénégal donc ñun Sénégalais bu mu mën di nekk comme ni ñu ko defee ci booy yi nekk dans les prisons di ko def di booy yi nekk ci boode yi di leen fayal di leen jëlee looyu di leen indi loolu la ñuy def. am na benn fundraising bu ñuy def tout en sachant que Ousmane soxlawu ko mais c'est juste pour montrer la solidarité des Sénégalais. xamuñu ñaata temps la code bi di durer. hearing bi moom dafa war a ñëwaat gisaat judge bi le 27 avril. demandé nañu ñu bind ay lettres yoo xamante ne ay lettres de qualité pas n'importe quelle lettre. il faut préciser l'objet de la lettre. il faut nga wax par exemple que moom leader la ci lan lay yëngu ak lan la defal communauté su ko defee loolu day nekk ay pièces à conviction yoo xam ne dina aider avocat bi pour bu ñu ñëwaat bu ñu déglu ñu mën ko bàyyi. parce que lii dafa war a nekk xeexu sénégalais yëpp. une fois qu'on gagne le combat d'Ousmane Tounkara bien que Assane Diouf rëcc nañu. dinañ am yeneen situation yoo xamante ne ma jël gars yi fii gis ngeen sénégalais yee ngi nii. mën nga génn ci kaw. maam yee. jaa ngeen jëf ana maam Thierno. jaa ngeen jëf sama gars yi. l'ambassadeur Cheikh Thiam décision bi lan la. waaw décision bi de booy. mooy aj nañ affaire yi ba le 27. may profité ci occasion bi di wax sénégalais fu ñu mënti nekk ci àdduna bi. fu ñu mënti nekk nañu génn wax ak état du Sénégal. c'est ça le problème. pour 15 bi ñu delluwaat ci ginnaaw parce que nekkatul problème mu Ousmane Tounkara bu faral Ousmane Sonko buy bëgg a jël place Macky Sall. il s'agit de l'état du Sénégal ak képp ku nekk ci àll bi di wax dëgg wala ngay yee askan on est tous en sursis. ñun ñëpp comme nu mu ko waxee on est tous en sursis état bu mënti doon ak ku nekk ku mënti doon foo mënti nekk ci àdduna bi état dina am sañ-sañ ñu jëli la yóbbuwaat war nañ ko xeex sénégalais yëpp ko war a xeex na dañuy fàtte sax ay couleur politique waruñ ko nangu. dañ ko war a xeex mu jeex. da nga daaw sa bopp rek kenn gisatu la. gaa yaa ngi mais nii da ngeen di ñibbi. waaw. am na place kay. non war gaa yaa ngi ne xaaral ma dagg live bi. Dom Day. Bëgg naa la was good. Yaa ngi cool na. Ah. I just came from DC. Oh yeah. Oh, da nga tardé sa fly ah. DC. Oh, you good, right? All right, my G. All right. Okay. Everything good? Yeah, everything good. Mam Thierno. Dom Day. Mam Thierno. Mam Thierno yuxul Mam Thierno ci ginnaaw waa Dom Day. bon yow dañu très bien ànd. Sankara xaaral ba ma gis na bébé xaaral la kii ba. Sankara. waaw Mam Thierno. finalement waxal gars yaa ngi live Instagram léegi lan la gars yi wax. le combat continue gars yi dañuy ñëwaat Friday vendredi bi ñëw dañuy dem indi consulat bi à 2h. ok nañu déglu Friday ñu ngi ñëw sa kaw ok duñu noppi duñu bàyyi duñu tàyyi tant que libéré ñu suuf dëgg ko la duñu tàyyi duñu bàyyi ok gars yi le combat continue gars yi peace and love kay Sankara merci. Thank you. ci man lay nekk. moom Idou de Diop moom. ci man lay nekk. Sénégalais yaa ngi ñu. kon ñu lay sensé ba sensé